mbokk yi safoo Leral TV Leral point net jërë ngeen jëf ñoo ngi amati mbégte bu baax di leen daral seen émission bi di Jokkoo comme ni ñu ko baaxoo defee nag saa su ne dañuy daral ay kàngam yoo xam ne war waxtaan ak ñoom lépp lu jëm si doxalinu biir réew mi wala doxalinu àdduna bi yëpp tey nag ñuy daral si kàngam yooyu koo xam ne dootu leen ko présenté muy le ministre Babacar Gaye ñu xam ko bu baax monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog mbokk yi askanu Sénégal. waaw maa ngi lay fay bu baax di nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan site bi Leral point net di leen ñaanal koorub jàmm ba ma leen ndokkalee ba pare balu leen àq ñaan leen ñu baal ma àq te it ñu ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko li nga xam ne mooy mbas mi nekk ci réew mi mu teggil ñu ko wan ñu ne seen koor nangul naa leen ko loolu daal mooy li nga xam ne mooy yéene askanu Sénégal ma leen koy jottali. jërëjëf monsieur le ministre comme ni ma ko defee rek lañ koy defee mooy ñaanal Sénégal gépp kooru jàmm di ñaan yàlla suñu borom lépp luñ ko si jàmm rek mën nañ ko alors monsieur le ministre dañ koy tàmbaleek feebar bi nga xam ne mooy coronavirus gis nga tey Sénégal atteindre na la barre des 600 avec les cas communautaires alors tey ban analyse ngay def si feebar bi mbas mi situation bi nga xam ne moom la am tey jii si réew mi. waaw première jàngat bi mooy feebar bi pandémie la amul benn réew ci àddina boo xam ne mucc na ci en tout cas ci sama xam-xam law na law bu tax organisation mondiale de la santé jàppee ko mbas moo xam ne dafa laal àddina bi yëpp ba muy tàmbali réew yi nga xam ne ñoom ñoo yaakaaroon ne am nañ doole ngir seen économie taxaw na wala seen système sanitaire baax na ak réew yi nga xam ne aussi dañu néew doole comme réew yi nga xam ne ñooy réew africain yi kenn ku ci nekk yaa ngi doon bàyyi xel ne bis mën na am mbir mi jógee Wuhan yegg si bu ci sa dëkk loolu am na waaye jàngat bi ñu ci war a jàngat mooy ba mu tàmbali Chine mesures yi nga xam ne moom la chinois yi jëloon pour endiguer mal bi à Wuhan gàcce ngaalaama fi ñu toll gis nañ ci ndam ndax réew moo xam ne ay 1,3 milliard ñoo fa dëkk situation mel noonu bu amee ci dëkk boo xam ne ay ñu ngi naan 25-30 habitants 30 millions d'habitants mënoon na jël dimension boo xam ne mënoon na faagagal peuple chinois mënoon na faagagal Asie mënoon na raw ba dugg ci àddina bi heureusement chinois yi foofu am nañ résultat boo xam ne c'est palpable de toutes les façons ba mu démarré ak tey ñu ngi wax ay cas yu feeñaat mais ampleur bi ma waan amoon en tout cas ci information officielle yi ñu am amatu ko mu yegg si Europe l'homme fa def gis nga ko malgré seen capacité industrielle ak seen capacité sanitaire c'est vrai am na lu ñu ci war a jàngal lu am solo mooy grippe en général sedd lay bañ boo ko seetee dëgg-dëgg même fii Sénégal bu grippe di am ci période froid lay am kon les pays tempérés ñoom pay nañ ci un lourd tribut d'abord seen climat favorable ak résister organisme bi day soxla énergie day soxla xeex loolu moo tax vitamine C foofu dafa am njëriñ mais seetlu nañ aussi ne comme seen population c'est une population vieillissante maanaam ay màggat ñu fa gën bari lim leen laal ci ñu faatu dana fa bari donte virus bi xàmmeewul maanaam ndaw ak mag mais li nga xam ne moom la ndaw mënee mag mooy capacité résistance su ndaw surtout que ci biir vaisseau sanguin yi dafa am ay genre xeetu aarukaay yoo xam ne xale moo koy gën a am mag loolu mooy gën a tax en général virus bi sonalul xale yi gën a sonal mag ñi fii ci Afrique mu dugg si fi ñi ko fi indi mooy li ko yóbbu Europe parce que virus bi du dox nit ñi ñoo koy déplacé wu ku ko am yaa ko mën a wàll sa morom loolu mu fexe ba fii ci Sénégal ñi ko fi dugal si boo ko seetloo ay cas importé la woon parce que ñooñu ràññee nañ leen xam nañ leen woon au départ mujj gi mu commencé law ba tey mu dem ci ay lu ëpp juróom-benn téeméeri ay cas yoo xam ne wóor nañu li mës nañ am jàngoro bi wala amoon nañ ko wér nañu ak ñu ci faatu muy juróom-ñaari nit boobu ak léegi kon war na tax Sénégal donte xeex bi ñu doon xeex boobu ba léegi gàcce ngaalama suñu système santé bi am na ay réussite maanaam parce que ñu ngi faj ñu ngi wér li wér ci boo ko seetee dépassé na li nga xam ne moo tëdd hôpital ba tey
donte bu desee benn nit boo xam dafa am coronavirus ci Sénégal des na encore résultat bi parce que fii dañ ko war a éradiquer maanaam jëlee ko fii mu jógee fii comme ni ñu fi jëlee ay poliomyélite yenn feebar yi nga xam ne amoon na bu njëkk. kon nag war nañ jaajëfal ministère de la santé ak technicien de la santé yi nga xam ne ñooy def liggéey boobu ci ay jumtuwaay yu doy waar yoo xam ne nii wóor na ma ne tey bu fekkoon ne ñun ñoo am jumtuwaay yi am France jumtuwaay am États-Unis konoon kenn waxaatu ko ndax xam naa ne bon bu boobaa dinañ gën a xool ñi gën a am jàngoro bi éventuellement dépistage général bi nit ñi wax dina gën a favoriser loolu ba pare dinañ gën a gaaw mën a faj nit ñi ci li nga gën a li anam yi. gouvernement bi itam jël na ay matuwaay ca njëlbeen le 12 mars dama ko fàtte ci laa njëkk a bind ci sama page Facebook pour artu le président de la République ak gouvernement bi ci waajtaay. loolu incha allah dinañ ci ñëw mooy surtout corona. mais avant corona waajtaay waajal loolu. li indi corona benn la ci waajtaay yi. malheureusement yaakaar naa ci ñi ma gis discours président le 23 waxam tënk na lu bari ci li nga xam ne xalaatoon naa ko moo tax bi mu jëlee décision yi. man ma décidé soutenir ko ci décision yooyu parce que lu ma gëm la ba pare nag mu desoon benn pàcc bi mooy li nga wax mooy naka la ñu mobiliser le pays à faire face au coronavirus par une communication communautaire. foofu laa bëggoon a dugg mooy gisoon nañ nga defoon benn post ci Facebook wax naka lañ war a artoo li ñuy tudde les cas communautaires mais on a l'impression que nit ñi ba léegi comprendre ñu message les cas communautaires dañ ko xamul wala lan la parce que chaque jour dafay yokk te nit ñi seen déplacement yi baawuñu ko mu mel ne mesures yi état bi jël teewut cas communautaire yaa ngi am teewut affaire yaa ngi yokk est-ce que état bi tam mesures yi mu war a jël dëgg sur le plan communicationnel mu ngi koy réussir. loolu jaratul werante ndax président de la République ci boppam conseil des ministres bi passé le 23 mu ngi ko tijjee loolu wax ne gouvernement bi ministres yi concerné war nañu gën a góorgóorlu parce que communication bi tax ñu waroon xeex jàngoro bi des na que war nañ yokk sensibilisation bi war nañ changer taxawaay war nañ changer stratégie de communication foofu lay dellusi ci li ma waxoon man la ma waxoon ci njëlbeen moo doon benn nañu waajal arrivé coronavirus mooy nañ tabax ay hôpitaux mobile fii ci Diamniadio laa xalaatoon jamono boobu waxoon naa nañu waajal hôpital ci ay jënd ay garab jënd ay masque ak ay bagages yi nga xam ne mooy faj coronavirus waxoon naa nañu arrêté manifestation yi nga xam ne mooy public waxoon naa nañu interdire les grands rassemblements waxoon naa nañu restreindre les transports publics waxoon naa itam gouvernement bi ne def débat budgétaire boo xam ne dañuy débloquer de l'argent suñu xaalis finance publique suñu ressources publiques pour financer la lutte contre le Covid rawatina ni ñu soutenir les populations les plus démunies moo wax leneen loo xam ne nag loolu président xam naa bu ko fàttewul def ko mooy nañu créer une armée de 100 000 jeunes maanaam xeexukaay boo xam ne téeméeri junni xale yu góor ak yu jigéen ay jeunes laa leen tuddee mun na am sax ñu nekk ay mag ñu créer une armée daal parce que mujj gi sax président déclaré na la guerre mondiale au coronavirus armée boobu ma tuddee koon man la coalition des résilients pour une offensive nationale contre le Covid maanaam lëkkaloo goo xam ne ñi fas yéene jàmmarloo ak Covid bi ñoom ñoo koy song ci Sénégal yëpp nag technique bi stratégie bi développé nañ ko vision bi leer na ñëpp déployé nañ ko devant le ministre de la santé rafetloon na ko lool nag mais yomboon na ndax li tax à partir du centre mooy Corona 221 li tax Corona 221 mooy li ma wax léegi coalition ro mooy des résilients pour une offensive naa bi mooy nationale 221 mooy Sénégal j'ai pas voulu parler de bugguma wax Covid 19 parce que boobu day mel ni Sénégal mbir maa ngi fii te du fi jógee bugguma woon wax aussi coronavirus Sénégal ma ne Corona 221 mooy indicatif Sénégal au plan national bu ñu ko installé ma vision moo doon dans chaque région mu am coordination régionale dans chaque département une coordination départementale dans chaque commune mu am coordination communale ba pare ci biir quartier yi mu am ay cellules d'intervention biir village bu nekk mu am cellule d'intervention de 4 à 5 personnes loolu bu ñu ko defoon depuis le début ba ma ko waxee depuis le 12 information bi war a dem ci population yi médias yi ñu ngi def liggéey bu rafet nag
il faut que ñu jaajëfal leen dans la communication bàyyi nañ seen lépp def ko ci coronavirus. xam naa publicité yi sax jàkkul wàññeeku na bu baax a baax mais comme état bi dina dimbalee institution yi nga xam ne dañuy liggéey te dinañ impacté par le virus ñooñu yaakaar na dañ ci jàppale médias yi waaye des na bu fekkoon ne travail gouvernemental communication institutionnelle bi mat na résultat 100% ngay am. ko yow bu ñu la déggee da nga bokk ci ñi gëm ne état bi waajal bi dafa desoon pour corona bi ñëw. non waajal bi des na moom pour corona bi ñëw waaye xeexit corona bi des na li tax ma wax la ko mooy dem nañ ba jëmmi jamono tey le 23 avril corona bi mu fi dugg le 2 mars ñaari weer président bi nee na communication bi des na war nañ changer stratégie kon mel na ni li nga tuddee cas communautaire foofu tam il faut que du point de vue communicationnel ñu wax population yi mu leer pour man tous les cas actuels c'est des cas communautaires pour man sama gis-gis lu tax ma wax la ko cas importé déggatoo ko maanaam déggatoo ñu ne jël na avion dugg si ñoom ñoo ne tëj nañ frontières yi te ñeñ frontières yi benn avion duggatul bateau du dugg te ku jàll ci beneen façon ba yegg si biir Sénégal xam nañ la li ñu lay njëkk a def mooy dañ lay mettre en quarantaine maanaam dañ lay ber bu fekkee fexe nga ba dugg mais bu ñu demee ba mbir bi développé biir Sénégal ça veut dire que suñ biir lañ koy wàllante kon ki nga xam ne gisoon nañ ko parce que dafa ñëwoon leeral technicien bi takkul masque après léegi mu wàllee fa man ma jógee fi dem sama kër wala sama waa kër xam nga dañ naan am ne Babacar Gueye am na ko mais moom fu mu jaaroon ñu ne leeral la demoon de kon nag nañ seet waa leeral loolu la ñuy wax ñoom contact et pourtant mun naa am ki ko wàllee leeral moom fa mu ko jëlee communautaire la maanaam dafa nekkoon ci benn environnement boo xam ne bu bëri benn ñu aaye ngénte mu bañ dem ci ngénte la affaire bu jëlee ko fa mu départ ñëw fi bu liggéeyee parce que invité bi yóbbu ko kër yaakaaroon na contact mooy ñi nga xam ne identifié nañ leen yóbbu leen hôpital ñi nga xam ne nekk nañu en contact ñu mettre leen en quarantaine ñi génn foofu lañu tudd contact mooy ki malade bi amaloon contact ki ñu yaakaar ne malade bi mosoon na am ak moom contact maanaam bu ñu gisee ku malade X jour bi nga xam ne kañ la jeudi lañ ko gis ñu ne jeudi bee passé ba léegi malade bi ku fi waxal mu ne seetoon naa sama goro man de demoon naa ci takku Moussa Diop gi man de bërki démb maag imam Sow ñoo dajee parce que moo ma jiite juma ñoo dafa seet si woon sama kër moo ma jiite julli dafa seet si woon sama kër ñooñu la ñu tuddee contact ñi malade bi mas a dajel wala jox loxo wala waxal ñooñu la ñuy seet ci ñooñu moo tax muy nekk des fois 300 et quelques wala 500 mais ci biir mu am ci ay quelques maanaam comme tey ay 60 et quelques personnes yoo xam ne contact cas communautaire mooy am na mais xamuñu ban contact moo ko jox. ki ko wàll. moom lañ xamul ki ko wàll moom. waaw xamuñ ko am na ko daal mais tey boo ko laajoon moom munul wax ne dama demoon ci ngénte Moussa Diop moomee amoon na ko foofu kon kay li muy niru mooy lan ki am cas communautaire ki am virus bi dem nekk ci ay nit jaar fenn ba contact ak ñooñu mu wàll ñooñu ay cas communautaire lañu. lan mooy cas communautaire ñi nga xam ne dañ leen wàll te ki leen wàll xamuñ ko mais imagine bu ñu retrouvé wuloon maanaam le contact principal maanaam le porteur du virus ñooñu lan lañu du ñu ay cas communautaire parce que dañ dajee ba mën a wàllante loolu dama bëgg mu leer aussi ci bopp nit ñi pour que ñu xam ne fi ñu toll ci Sénégal xeex bi c'est li ñuy wax cas communautaire yi nañ leen di xeexee mooy fexe artu population yi exemple laa lay jox bu ndaw. Bërki démb il y a une semaine j'étais dans le Saloum j'ai installé la coordination Corona 221 bu Kaffrine installé naa Corona 221 Kaolack dem naa Nioro dem naa Ndofane dem naa Kaymoor fu ci nekk am naa contact ak ñoom pour installer structure yi xam nga lu ma leen doon wax ñi surtout ñi sama mbokk Saloum yooyu suñu waa kër wax naa leen ko c'est une instruction ferme bu kenn jógee fenn ñëw ci kër gi même suñ mbokk la bu fi ñëw man mi fi ñëw sax tey laa fi géej sama mbokk yi nekk ci kaw ga njargeen même chose laa leen wax dama leen ne gan gu ngeen gis mu dugg ci dëkk bi bu leen ko fi indi bu leen ko nangu donte seen mbokk la aaru leen ni ngeen mel ci dëkk bi comme Kaffrine amagu ko région Kaolack amagu ko bu leen kenn nangu kenn dugal ko fi te kan moo ko fi dugal mooy kii fi jógee dem dellu si bu ñëwaatee ngeen ber ko bu mu fi dugg même doon seen mbokk la. kaa boobu nag moo indi tey li nga xam ne moo xew kaawu Kaolack bi dégg na Touba la doon jaay marchand ambulant mais li gën a garaaw du rek Daaru Salaam nga mu dëkk xam naa commune Daaru Salaam mais démb sama benn xarit nee na ma
juróomi fan la def Nioro di jaay ci marché Nioro non juróomi fan la def Maabo ci marché Maabo kon li ma la waxee ngi nii moom région Kaolack la bokk fexe na ba dem Maabo région bi ma bokk muy Kaffrine léegi waa Maabo yooyu tey certainement état bi man leer na ma ne dañuy envoyé équipe Maabo jéem a seet waa Maabo ñu leen di tester pour xam ndax cas communautaire non cas contact amu fa. Il est possible ci biir Loma ba benn nit benn yoon la mës a dugg Maabo jógee fa dem Mbirkilaan wala jógee fa dem Koungheul musul xam sax ne Maabo la jëlee feebar ñu toog ba mu yàgg rek district Koungheul ne ah Moussa Diop mii de dañuy testé nañ ko dafa am coronavirus xamul fu mu ko jëlee lu ñuy wax. pas communautaire waaw mais dafa mel ni comme loolu problème am na parce que bu fekkee kooku def na Maabo juróomi fan ñuy doog a xam ne ma ngi doog a. da doon jaay légume marché ba. est-ce que jóglewu ko Maabo tamit parce que loolu ba léegi nit ñi xamuñ ndax Touba la ko jëlee wala Maabo la ko jëlee bu fekkee def na fa juróomi fan kenn xamul fan la ko jëlee. loolu bokk na ci. maanaam science li ñuy wax mu exact wala mu bañ a exact mais li wóor bu wóor mooy Kaffrine ba mu fay jógee 0 cas musuñu am suspect. maanaam ku ñuy seet muy sëqatëg wala muy am ay yu niroog yooyu amu fa woon amuloon Kaolack aussi ah résultats yi yëpp Kaolack sax amoon na ñoo xam ne dañ leen soupçonné ñu jëloon leen yóbbu leen testé leen mu négatif Kaffrine amoon na soupçon au début mooy importé parce que am na jógoon Italie ñaar bi ma ko man dañ ma woo après ma wax ak médecin chef de région bi gaa ñi envoyé équipe ñu xool y avait rien depuis lors macha allah waxoon naa leen ne leen. mu ngeen ci mucc à condition que bu leen nangu ku leen rax ku leen raxee rek y a un risque am na risque danger pour que mu indiwaale leen. mais loolu askan bi duñu wax nga dëgg sax ñu wax ne bu ñu leen rax mais est-ce que état bi tam amul responsabilité yow mi def couvre-feu kenn ba mu déplacé wu fee ñëw fee mais nga sàggan ba nit mën a jógee Touba ba dem ba Kaolack est-ce que loolu aussi état bi amul si responsabilité. couvre-feu bi hérésie la virus bi. day dox guddi day dox bëccëg gis nga bi ñu tëjee luuma yi dans le Saloum parce que tëj nañ ko fu ne mais c'est vrai mais Saloum ñoom luuma dafa gën a rax dafa gën a bari Daara Jolof noonu lañ ko tëjee woon luuma dool yi bàyyi marché Castor muy tijji bàyyi Auchan muy tijji bàyyi marché Ocass Touba muy tijji bàyyi yeneen marché HLM ñuy tijji dama ne lii c'est injuste te luuma boo xam ne benn yoon par semaine lay tijji. danger bi mu am potentialité pour mu transmettre foofu ay cas virus c'est infinitésimal moo gën a ndaw lool marché bi nga xam ne tous les jours lay tijji ak nombre de personnes yi dajee ci marché bi imagine tey marché Ocass la fay dajee ci doomu aadama imagine marché Sandaga Colobane la fay dajee ci doomu aadama ñooñu ñëpp ñu ne nañ leen liggéey ñoom nañ leen bàyyi ñu liggéey amul obligation takk masque amul obligation raxasu digle rek la. ba pare nga tere ñu nekk ci àll bi ne ñoom duñ def seen luuma xam ne hebdomadairement lañ koy def ci la ñuy jënd li ñuy dund depuis lors xam nga soo dégg benn yoon xam nga ay cas ci àll bi pourtant de mais fi nga xam ne moo am problème ñu restreindre la communication transport entre ay dëkk ak dëkk c'est une excellente idée entre région et région mais le paradoxe fi ñu ko teree entre Kaffrine et Kaolack foo xam ne amul benn cas de virus bàyyi ko diggante Guédiawaye ak Dakar. waaw loolu tamit jaaxal nañu bëri. carrément pare loolu mooy lay wan ne la pour man nañ ma baal mais pour man yëfi cuune la du politiquement damay analyser scientifiquement technique yi ak décision administrative yi ñu jël flux de personnes bi jógee Guédiawaye je du ma sax bëgguma caractériser Guédiawaye flux de personnes bi jógee banlieue dugg ci Dakar centre ak flux de personnes bi jógee Dakar centre dellu banlieue le soir. moo ëpp pour man 10 fois le nombre de personnes ñuy transporter voyage entre toutes les régions du Sénégal. ku jógee Kaffrine dem Tamba te benn cas amul ci diggante yooyu jógee Kaffrine dem Matam amul benn cas ci diggante yooyu nga bàyyi ci fi am ay cas nit ñi di dem di dikk am promiscuité ci transport yi parce que au début kenn restreindre doon transport warul am moitié presque personne lañ ciy def ak yu demee noonu bi jëlee couvre-feu lañ ko décidé. encore que même loolu ça ne règle pas le problème flux bi la nombre de personnes yi bari déplacé wu mooy augmenter risque wu contamination communautaire loolu jàppoon naa ne problème la j'ai bien aimé décision bi préfet mu Nioro jël barki démb non démb bi affaire bi amee ñu ne cas bi am nañ tey Daaru Salaam moom xam na foofu Saloum réalité yi
nit ñi dañuy tekk saret voyage yi dañuy jël Jakarta suñ bëgg dem région Kaffrine sax Jakarta la ñuy dawal parce que c'est des pistes amul gendarme foofu amul policier donc transmission bi dafa yomb il paraît que marchand ambulant bi aussi moto la yor diggante Nioro Maabo doo jógee Daaru Salaam yaa ngi ci teg ban dëkk est-ce que du Kassas Ndoye non yaa ngi fay jógee quelques villages nga yegg Kassas yegg Maabo ci benn piste la non da ngay jaar dëkk ba kii Daaru Wanaar soo jógee foofu Daaru Salaam nga dem Daaru Wanaar Kassas yaa nga Maabo te ci yoonu àll la te ñaari région la ñu interdire circulation entre les deux régions saret yi paysan bu jël otom saretam def ci ngooñ di dem quelque part da nga yaakaar ne moom day dem ci toolam wala day dem ci beneen village fekk entre les villages surtout que Sénégal région yi kenn délimité wu ko par une frontière mu am ay bornes kenn xamu ko dañ naan village sangam fii la bokk rek village sangam fii la bokk commune itam noonu lañu ko décidé maire préfet wu Nioro dafa décidé ne de commune à commune kenn dootul déplacé wu xam nga lu mu def loolu confinement ciblé loolu tam waxoon naa ko bi ñuy def débat bi naan dañuy def confiné duñ confiné man option dès le début confinement ciblé amul ragal bu Touba amee 25 cas confiné Touba personne ne sort de Touba déglu rek kenn dugg Touba ñu faj Touba ba ñuy wër kel paleng ñu déconfiné buñ ne dafa am Géejawaay amul ay politique rax non ragal booy dañuy jóge Géejawaay ñëw Dakar seen li ñuy dundee non damay confiner Géejawaay buñ ne ma Parcelles Assainies la damay confiner Parcelles Assainies loolu c'est vrai que c'est difficile mais pour man mooy nga couper morceau feebar bi en plusieurs morceaux pàcc di ko faj ci benn morceau bu nekk fa mu ko fekk nga faj ko fa moo gën nga bàyyi ko mu nekk un grand gâteau nga bëgg a seet grand gâteau bi yëpp ndax da nga ko mun traiter. mais est-ce que buñ confinement ciblé boobu nga wax bu fekkee dañoo tere par exemple région par région te mënuñu tey nit ñi di jógee région di dem ba région est-ce que jàpp nga ne confinement ciblé mën na état am na les moyens pour def ko bu fekkee mënul tey nit ñi jóge Touba dem ba Kaffrine wala ñu jóge Touba dem ba Kaolack. si mën na ko cas yi mooy maanaam gis naa xale yi dans le Sédhiou dans le cadre de Corona 221 Kaffrine itam bërki démb bi sama sœur di décédé dem naa fa mais ñi xam ne man demam nag autorisation spéciale de circulation pour d'abord li may liggéey ensuite peut-être sama statut ba ma demee bërki démb sama décès petite sœur sama nièce bi du moins mais ba may dugg si Kaffrine ci poste bi xale yi li ñu may Croix Rouge li ñu njëkk a def mooy dañ ma tegal affaire bi fii pour seet sama température ba pare ne ma da ngay raxasu la même chose suñu équipe bi nekk dans le sud vers entre Dianamalari et Sédhiou booy dugg dëkk ba dañuy def ay brigades entrée sortie dëkk bi foo ci jaar rek xale yi dañuy teg ay barrage ay bant nii teg seen ndox ak seen saabu bala ngay dugg c'est vrai que vous me direz que c'est rudimentaire mais au moins am na sécurité ne boo yoree virus bi ak say loxo mën na am doo ko dugaaleel ci biir dëkk bi mesure yooyu loolu laa tuddee communication communautaire il faut que sur place ñuy wax ak nit ñi sur place accompagner leen sur place à respecter mesures yi nga xam ne moom la gouvernement bi décidé te dara du ay maye ceeb du ay maye jet non wax leen li ñu war a def ak li ñu war a tegee. alors si loolu gis nañ ne bokkoon nga si ñi gëm ne Sénégal dafa war a mettre en place benn comité de suivi ak évaluation alors président teg na ko mais ñu bëri dañu gëm ne dafa def li muy def ba pare ñu joxe marché ceeb yi joxe marché camion yi ba mu indi coow lu bëri mu doog koo teg. waaw parce que moom waxul comité de gestion waxul comité boo xam ne day maanaam gérer alal ji ñuy yëkkati jëmale ko ci force Covid 2019 bu kenn foog ne 109 milliards yi rek la de. comité de suivi la teg. comité de suivi la teg maanaam tànn naa ñu may doxalal mooy sama goro Mansour Faye mooy ministre hôte bi yor finance mooy ministre des finances ki économie def ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo mooy ministre des affaires intérieures mooy ministre affaires étrangères bi toog te Sénégal extérieur yi ñoom ñoo may gérer parce que c'est l'État. C'est l'administration. C'est normal dans une situation bu normale mais situation exceptionnelle où tous les Sénégalais d'accord ne politique ñu woo nga leen wuyu si nañ la tous les leaders politiques ànd ñëpp nangul la sax nga am habilitation Assemblée nationale pour décider sans nga jaar ci assemblée mooy par ordonnance waaye lu mel noonu bu ñu la ko joxee da nga war a delloo njukkal teraanga ji ñu la jox delloo njukkal teraanga bi ñu la jox mooy nga fexe ba yorin bi rafet. coow du ci am coow
dem na ba am mu mujjee ñi nga xam ne ñu bari dañu waxoon ne loolu il faut que mu am comité bu koy saytu loolu laa njëkkoon tëral te sama première proposition mooy comité boobu comité national de gestion dugal ci société civile dugal ci opposition dugal ci gouvernement bi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo mbir mi muy anam yu sell parce que alal ji gouvernement bi rek moomu ko am na loo xam ne suñu impôt la ñoo ko moom président Macky Sall def na ci 50 millions boo demee suñu fonds politique la ci jël dugal ci am na homme d'affaires yu ci def seen xaalis am na ay sénégalais lambda ñoo xam ne ay 2000 francs lañ jël dugal ko ci am na ASC yu cotisé kon alalu ñëpp alalu mbooloo yorin bi dafa war a sell léegi nag moom jàpp na ne coow li bi mu jógee ci affaire ceeb bi te coow jogaat na ci affaire diwlin ak suukar ndax ki ñu jox diwlin ak suukar CSS mu ngi fii mais kiy jox suukar bi li ci ëpp li ñu jox CSS sax moom foog naa doublé na ko par 4 ak ñi ñu jox diwlin bi coow li maa ngi dégg ñu ne ñi ñu ko commandé mënuñ ko livrer parce que amuñu stock ya 48 heures la ñu leen joxoon ba léegi livré guñu. da nga jàpp ne loolu ba tey si ay scandale la bokk. ah waaw ndax jamono boo jëlee maanaam lu toll ni urgence bu mel nii ñu signé la loi d'habilitation nga jël ordonnance ne amatul RMP amatul benn décret des marchés publics nga décider yow ak sa goro ci seen ministère am ñi kii la ñuy jox marché kii la ñuy jox marché damay bu amee ay rëq-rëq ci marché yooyu manque de transparence am na comité de gestion nga ñooy gérer nga ne comité de suivi yow nga teg saret bi ba pare door a indi mbaam mi fekk saret bi yaa ngi koy puus mu ngi dem nga toog ba mu yàgg ñu ne waaw saret bi dina yéex a dem du dem nga dem jëndi mbaam wala wuti mbaam ñu abal la pour nga ñëw door ko teg ci fas wi fekk dox nga ay jéego gaa ñi li ñuy jënd nañ ko. mais man li ma comprendre si loi d'habilitation bi ak yi nga xam ne code des marchés yi dindi nañ ko mais ñoom mënoon nañu jël ku leen neex sans ñu def appel d'offre mais quand même def nañ effort def appel d'offre xëy na ñiy gagné sax mais lu tax mënu leen nangu loolu. bon daal foofu bëgguma woon dugg ci domaine boobu mais daa ci dugg comme yaa ma ci dugal gis nga appel d'offre pili appel d'offre bu ñu koy tijji ñëpp dañuy toog pili appel d'offre dañ naan kenn ku nekk man de dama bëgg a jënd ceeb bëgg naa jënd tant de tonnes de ceeb bii qualité ceeb laa bëgg bi anam la war a bindoo ku am ceeb na ma jaay ci conditions yi nag la nga may jaayee ku ne def ne man dinaa la jaay ci conditions yii ñëpp ñi nga xam ne ñoo soumissionné ku nekk away sa ndaw mu ñëw toog nga ubbi enveloppe bi ñu xool kan moo gën a baax le prix mais fii consultation la dañuy woon ni ne ko am nga ceeb mu ne waaw ñu ne ko defal ma offre diw am nga ceeb defal ma offre diw am nga ceeb defal ma offre loolu xam nga lu mu mën a tekki doo seetlu ceeb bi prix bi ñu joxe. ñi ko gagné ñeneen ñi joxe 275. waaw déglu ñi 275 ñëpp 275 ñoom lañ jël. kon dafa mel ni bokk ci bu doon ñun man sama xel day tey ci ne est-ce que amul li ñuy wax délit d'initié maanaam est-ce que du ceeb bi même ceeb bi lañ nar a jaay est-ce que donc du même stock ceeb bi moom la ñuy jël def ci prix keneen jël ci def ci prix keneen jël ci def ci prix comme seen 275 yooyu la dañ naan ah diw de joxe ne 275 bu ma la bëgg a dimbale appel dafa boo xam ne kenn fekkeewul dama laa yoo nga ñëw ma ne la waa bindal 275 woo ki ma neex keneen ma ne ko bindal 275. yow su ma la déggee waxu genre deal nga may wax. dama ne bu doon man laa war naa dimbali nit te jubuma noonu lay def loolu mooy benn ñaareel ba diwlin ceeb diwlin ak suukar fii bu ñu jënd suukar bu ko jënd ci njëg lu yomb te mu teew te mu mat fu ñu ko yaakaar. entre nous quoi c'est évident loolu. naka lañ mën a defee ñu ne dañuy def jënd suukar am koo xam ne jox nañ ko suukar liñ jox CSS boo ko multiplier par 10 loolu lañ jox kooku te ki yor usine. est-ce que kay yorut stock tamit. stock nit yor fi stock bu tax CSS mu ëppale ko CSS loolu ça veut dire que am na problème mooy beneen bi pour terminer ci affaire boobu dëwlin bi ñu ngi naan Sonacos ren am na jafe-jafe dëwlin Sonacos am na problème mu jënd gerte. Sonacos dafay defar diwlin boo xam ne du diwlinu gerte comme ñeneen ñi Sonacos mun na importer gerte diwlin mais yaakaar naa am na loo xam ne bu jotee nga yor une société nationale war nañu mën a seet privilégier au moins société nationale Sonacos et puis dafa am leneen lu ci nekk lu gën a garaaw économiquement nañ leen 69 milliards la ñu jagleel ndimbal li pour ñi néew doole. mooy di ñu jëndee ceeb ak. voilà 69 milliards nga jël ko séddale ko fukki nit ak ñaar. dégguma leen. 69 milliards da nga ko séddale fukki nit ak ñaar mooy société yi ñu jox ceeb ak. société yi ñu jox d'accord société yi ngay jox waaw mooy nit pour man. d'accord. suñu bàyyi woon la ma leen waxoon aussi
mooy envoyé bépp bénéficiaire mandat am Western Union wala Orange Money wala par la poste wala Crédit Mutuel wala du Free Money ñooñu jot seen xaalis dem jënd ca marché ba ceeb commerçant yi Sénégal yi dinañ séddoo 60 milliards commerçant yi Sénégal yi fu ne ñooñu seen économie ak seen chiffre d'affaires ñaari weer yi zéro lay doon ci ceeb ak diwlin ak suukar ndax kenn du dem jëndi parce que bu ñu ne 1 million de familles 1 million de ménages muy 10 millions de personnes ñoom lañ bëgg a jàppale nar cee teg yeneen 300 000 personnes yoo xam ne dañ leen di boole complété muy 3 000 autres personnes muy 13 millions de Sénégalais kon ñu des ci Sénégalais yi tuuti lay doon pour ñu jënd ceeb mooy sama mas gi mais ñun bu ñu lekkee ceeb balaa ñu koy lekkaat xanaa kenn xamul kañ lay. mais bu boobaa est-ce que nit ñi duñ yuuxu ne dañoo tànn seen nit bopp envoyé parce que déjà nii rek ñu ngi naan. loolu moo am ñu ngi naan ni ñu séddalee ceeb bi waa APR lañ ko jox ñu ngi naan ñi ñu joxoon bourse familiale déjà ni ñu ko tànne baaxul. est-ce que du indi beneen problème. loolu maa ko déedéet loolu même jàngoro jooju jogu ci moom même jàngoro bi mu ngi ci jënd ceeb bi ci ay grossistes mu ngi ci distribuer ko au niveau local parce que man maa ko njëkk décrier naa ko bind naa ko def naa ci live bourse familiale yi dañ ko piégé. dañ ci def ñoo xam ne amuñ droit nekk ci génn ci ñu ci waroon nekk militants APR yi ñu ngi ci ay conseils municipaux ñu ngi ci ay maire jël seen i jabar ñu ngi ci ay borom dëkk ci benn dëkk ñu jël ay 3 personnes seen biir famille ñu ngi ci ñiñ ko jox am na ñoo xam ne tey et puis boole ceeg bourse familiale yi bañ koy joxee depuis le début 2012 am na ci diggante bi situation pauvreté changé na boo daan nekk ci dëkk ñu ne yow yaa ci gën a néew doole ñu lay jox dara kay joxuñ ko dara ngeen dawal 5 ans. da ngeen dem ba kañ daan jox dara ñàkkul mooy tane kañ joxul dara ci ciblage yi aussi ñu ngi créé ay comité mais loolu li ñu ko def xam pour lan la mooy jël pansement def ko ci góom bi ñu defee suñ bourse familiale yooyu ba pare dañ ne fan yii maire yi nañu defar ay comité de ciblage am na maire yoo xam ne sax jàpp nañ ne buñ ci boolee homme politique opposant yi dina crédibiliser li ñuy def man mii woon nañ ma Kaffrine pour boole ma ci waaye ngaañ mi am na ba pare. mooy bourse familiale yi mooy 500 quelques mille personnes nga tànn ko foofu ba pare bëgg a ñëw di ñu sëlëm ci naan dama koy cibler pour tous les Sénégalais pauvres yaa ngi bëgg a jox say ñooñu politique. mais même loolu bu amee c'est pas grave xam nga man li ma doon jooy li may jooytu mooy 60 milliards ñu partagé ko chiffre d'affaires sénégalais yi commerçants yi nekk Sénégal yëpp moo gën ñu jël 60 milliards jox ko fukki nit ak ñeent wala fukki nit ak ñaar. alors monsieur le ministre li ñu mayoon si waxtu daanaka mi ngi bëgg a jeex. da ngeen ma ko mayoon. li ñu mayoon si waxtu. d'accord laa wax alors tey corona 221 xëy na bëri na ay rëq-rëq yu am yoo xam ne ni si force Covid 19 bi bëri na ñu koy ŋàññi alors tey yow bu fekkoon da ngay joxe solution yoo xam ne peut-être dañuy wax ne defar du wees yan solution nga mën a joxe yoo xam ne état xëy na war na si mën a sukkandiku ngir peut-être rattraper li nga xam ne defoon na ko mu am ay rëq-rëq. mooy sukkandiku ci plateforme corona 221. plateforme bi li tax mu am importance ñun ñooy seule plateforme nationale fi ñu toll Sénégal ñu organiser wu pour jàppale gouvernement bi partout dans le Sénégal boo xamee beneen structure bu taxaw de manière bénévole pour jàppale gouvernement bi ci coronavirus bi mun nga ma ko wax buñ jàppoon suñu stratégie mooy ni ma taxawalee structure yi ba ci local structure yi ba ci village structure yi ba ci quartier 4 personnes à 5 dans tous les villages du Sénégal et dans tous les quartiers tous les grands quartiers ñu multiplier fa lu mat 10-20 cellules ñooñu kenn du leen fay ñooñu kenn du leen transporter ñooñu ñu ngi ci quartier ba xam nga ñan lañu étudiant bi nga xam ne jàngewul instituteur bi nga xam ne école am tëj na chef maire bi nga xam ne mooy groupement féminin ba fa ne ba jënd gox ba ca gox ba mooy ASC ba ca koñ ba waaye pour nga tànn fa juróomi nit wala juróom-benni nit boole leen ak ñi nga xam ne ñoo nekk docteur ñu wax leen naka lañ mën a wax askan wi pour nu ñuy aaroo mesure barrière ak naka la ñuy def ba gan du ñëw wala leen coronavirus mais ñooñu boo leen bàyyee seen quartier fukki fan laa wax de kër gu nekk nañ fa dugg marché bu ne dañ fa dem kuy jaay yàpp ku ne dañ taxaw sa place maire buy jaay gerte caaf bu ne nañ wax ak yow bépp menuisier dañ fa dem garage mécanicien bu ne dañ fa taxaw te bu ñu ñëw laajuñu leen xaalis laajuñu leen gel laajuñu leen lenn amuñ li ñuy maye dañuy wone nit ñi ñuy def ba mucc ci coronavirus mais c'est la stratégie de la communication directe et communautaire B2B loolu lay proposer
buñ confié woon liggéey bi pour sensibiliser l'opinion publique depuis ba mu ko waxee à Corona 221 l'objectif que j'avais fixé au 30 juin il y aura plus de coronavirus au Sénégal. alors ñu bala nga tàggoog mbokki askan bi fekk ak sama message. waaw xanaa rek di leen ñaanal encore kenn daluk jàmm kooruk jàmm te koor gi nga xam ne yàlla ko sàkkal boppam dàq koor gi nga xam ne moo jógee fële ci Chine ndax yaakaar naa yàlla moo mën lépp mooy def lépp mooy teg jaamam natt bu ne te it moo ko sant mu woor jamono bi ñu toll askanu Sénégal 95% des musulmans même ñi nga xam ne dañuy julli nekk ay chrétiens woor nañ seen woor c'est dommage que mënuñ feete seen woor ba mu jeexee Pâques ndax coronavirus bu doon sama sago du am bañ mën a feete seen Pâques maa ngi ñaanal julliti Sénégal ak julliti àddina bi bu ñuy wari kenn ku ci nekk ci ñoom mën a dellu ca jàkka ya ndax loolu yàlla mën na ko waaye ñun sénégalais yi nag li ci ëpp ci ñun la dépendre mooy ñu takk masque yi mooy ñu raxas loxo yi 30 minutes yu nekk mooy bu ñu tisool yi ñu def nii mooy ñu fexe ba duñ yem suñ kër bu ñu def dem marché sax wala am lu ñuy jënd 2 fois par semaine mën nañ ko yebal kenn nit mu génn ña ca des toog xaar li jafe-jafe mooy lu ñuy dundee yàlla ne na gémmiñ gu ma xar danaa ci def dund waxuma nag ñi nga xam dañuy wut di ras déem ndax coronavirus bi boo ko seetee au lieu mu jëriñ yenn askan wi am na ay hommes d'affaires ciy profité pour lekk suñuy milliards ñooñu war nañ leen traquer sanctionner leen. jërëjëf monsieur le ministre ñu ngi lay sant di la gërëm si disponibilité bi doon am mbégte bu baax na wax dëgg yàlla seqoon ak yow waxtaan mbokk yi ñu doon seetaan si Leral TV leral.net loolu moo nekkoon seen émission jokkoo ñu doon dalal tey le ministre Babacar Gaye doon waxtaanee lépp lu jëm si wàllu coronavirus ak yi si aju alors di leen jox dig daje ba yeneen jëmmi jamono jërë ngeen jëf.